alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani. waaw. mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di sant bu baax am mbégte comme ni ñu baaxoo di ko am ci dimanche bu jot ci émission keppaar gi ngeen di ko teewlu wala ngeen koy seetaan ci Saxum Touba .net wala Saxum Touba l'officiel ñu am mbégte lool teewaat fii ci studio bi fas yéene ànd ak yéen ci dimanche tey bi ñoo ngi sant nag ak tàmbali suñuy kàddu comme ni ñu baaxoo di ko def ziar bu baax Sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru di ko ñaanal yàlla gën ko kàttanal yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ba naal yi nga xam ni moom la naal ngir liggéey ko Sëriñ Touba Xaadimu Mustafaa ak lislaam yàlla defal ko ca ndam mu daje ca ngërëmal bu tedd gi noonu ñu koy ñaanee tamit rakk yi sët yi ak doom yi di ko ñaanal tamit mbokki taalibe yi rawatina ñi nga xam ni ñooy soppay Saxum Touba l'officiel wala Saxum Touba TV dimanche tey bi nag ñu am mbégte lool ànd ak ci yéen ci émission bi ci benn thème boo xam ni sujet d'actualité la muy loo xam ne dañ ko war a waxtaanee ci réewum Sénégal ndax jot na sëkk muy démolition de maisons au Sénégal suite à des occupations anarchiques les victimes des innocents toj gi ñuy toj wala di màbb ay kër yoo xam ni dañ ko liggéey ci biir Sénégal ndax toogit boo xam ni ñi ki yilif réew mi jàpp nañu ni jaaduwut mel na ni ñi nga xam ne ñoom lañu toj seeni kër buñ ko seetee seen yoon ne ko ca ay nit leen yoo xam ne dañ leen di tooñ lu tax dañ leen di tooñ moo waral émission bi dañ ci dikk ak yéen ngi ànd nag ci émission bi ak seen mbokkum talibé Serigne Mor Touré di jaar de passage sunu caméraman Ablaye Sow ak sunu chef régie administrateur groupe Saxum Touba l'officiel groupe de communication Saxum Touba l'officiel Assane Fall. ñu gis ni Sénégal wala réew yi ci àdduna bi mais ñun Sénégal moo ñu gën a concerné te ñuy gis loo xam ni ay dëkkuwaay la wala ay place su liggéeyukaay ñu jox ko ay nit ci kaw anam yoo xam ni nit ñoo ña jàpp nañu di leen jox lu baax la ñu dem ab diir ñu def ci seen alal jëpp seen yaakaar jëpp tamit ñu def ko fa toog ba yàgg rek dogal wàccee ca kaw ñu leen yéen kat fii ngeen nekk da ngeen fiy jóge ndax lii ak lii ak lii ñu xooli da ngeen fiy jóge ndax lii ak lii ak lii am na lu ko jiitu muy nañu def ba jot loolu nga xam ne mooy suuf soosu am tamit li nga xam ne mooy fit ak yàqin jël seen alal def ca wante biir ci tamit li nga xam ne mooy seen yaakaar bu dee kër doon barab boo xam ni yàlla sunu borom bi moo dogal ci jaam saa su ko amee rek mel na ni suturaam am na loo xam ne am na ko ca ndam ndax kër mooy barab bi nga xam ni fa ngay suturloo fa ngay dir sa njaboot fa ngay noppaloo fa ngay defee lu bari tamit bokkut ak barab ba nga xam ne mooy barabu liggéeykaay bi ñu gis ni jaam bi nga xam ne yàlla dimbali na ko mu dem ba xalaat ñeenti borne muy kër boo dee wut wala ngay wër citoyen boo xam ni mi ngi jàppale am réewam boo yemee ci kooku mën ngaa dëpp xam ne am nga citoyen modèle ndax samp kër du ko nekk la nekk ci xelam am na ñu ko mën defuñu ko am na ñu ca toll defuñu ko kon ki ci toll def ko fas yéene tabax fas yéene dalal ay doomu aadama muy soxna yi am fa njaboot yore leen di leen taxawu di leen yar ak di leen yiir kooka boo di wut ku dugal loxo ci lu jëmale am réewam kanam boo yemee ci moom mën ngaa wax ni kenn ngi nii wante liñ ci gis mooy lenn ndaxte nit ñi nga xam ne ñooy Sénégalais di citoyen ak fu ñu mën di nekk rawatina ci biir réewum Sénégal lii seenu dund ngir mu ñoŋ ñi ko war a gàddu mooy kilifa yi nga xam ne ñoom lañu tànn am yaakaar ci ñoom dénk leen réew mi muy li ñuy wax les autorités étatiques bu fekkee nag am na citoyen sénégalais boo xam ni mu ngi ci biir Sénégal am yéene doomu aadama yi nekk ay sénégalais ay citoyen mu denc ci ñenn ci kër yore leen dundal leen yiir leen faj ñi xale yi mu leen di jàngal wala mu leen fajal seenu njàng ak yeneen yoo xam ne ay yitte doomu aadama la kooka am na lu mu gàddul nguur gi mu yëg ko ak mu ñàkk ko yëg ñu gis ne occupation anarchique nañu seet lan mooy occupation anarchique mooy fu kenn wërta toog
wala kenn waru fa nekk wala kenn waru faa dëkk kenn nekk fa. est-ce que Mor Touré wala am Ablaye Sow fi mu toll am nañu fitu ñu fekk suuf rek natt seen lu leen doy ci seenum xel samp fa seeni borne dem indi seeni maçon jënd seen ciment seen fer ni day tabax est-ce que ñeme nañ ko? ñaata pàkk nga gis ci Sénégal kenn ni ko fa seeni boroom defaruñ ko mais ma sàmba wala ma demba suñu te ñëw defar ko ndaxte moomu ko. saa su demee rek ba am yàqin ni naa defar dëkk wala naa defar toog liggéey c'est parce que am na foo xam ni dem na fa ñooñu yoonal ko ni ko foofu kat yaa ko moom ay kayit a ngi nii su la neexee nga defar su la neexee nga bañ a defar wante bis ni ki tey foofu sa barab la. ñooñu ñan la à commencer par l'État. État mooy définir la politique du gouvernement. am na ministre bu ñu dénk wàllu li nga xam ni moom la ñuy wax wàllu décentralisation ministère des collectivités locales yilif mairie yi. am na ministère boo xam ni moo yore wàllu urbanisme lépp jëm ci dëkkuwaay ak tabax ak yoon moom moo ko gàddu. ministre yooyu kenn lay doon ci gouvernement bi mënut a daj fukki région ak ñeent yi nekk ci Sénégal waxuma la communes yi nga xam ni ñoo nekk ci biir Sénégal. ca kaw lay féete muy ca Dakar lay nekk son ministère là-bas mu yebal ay ndaw yoo xam ne nguur gi moo leen di tànn ñu koy wax des fonctionnaires de l'État. à commencer d'abord parce que la mairie bras décentralisé État la mairie foo ko gisee rek ndawal gouvernement la moo toogal gouvernement bi ci lépp loo xam ne moo jëm ci saytu dëkkinu doomu aadama yi. nga jóge ci maire am na les services yi ñuy wax service cadastre moo yore lépp loo xam ne moo jëm ci xayma ak natt suuf. service impôt et domaine moo yore lépp loo xam ne moo jëm ci dëggal suuf si ni lii kat doon na loo xam ne acte bu rafet la bu yoon nangu la nga fay say droit ñu tamponné la. am na service de l'urbanisme yore li nga xam ne mooy dëkkuwaay yi. loolu lépp moom ma lim mooy les démembrements de l'État lu soxlaal wàllu suuf ay bànqaas nguur la. nguur jotul fépp ministre bi mënut a nekk fépp président mënut a nekk fépp mais sañ naa tànn ay nit ñu ko doy den fay ci wërsëgu réew mi ñu tudde leen des fonctionnaires d'État yabal leen ci gox yeeg gox goxaani ñuy saytu dëkkin bi suuf si ni ñuy tabaxee ak ni ñuy joxee kayitu kër. ñooñu ci seen bopp la responsabilité bi ñu gàddu est-ce que xam nañ ko ñooñu ci seen bopp est-ce que xam nañu ni li leen jox kat ci la ëllëgu doomu aadama yi aju ñooñu est-ce que xam nañu ni bokk nañ ci ñi nga xam ne dina tax doomu aadama ñeme yëkkati alalam def ko ci ab tabax moo xam muy million moo xam muy milliard moo xam lu mën di doon. ñooñu est-ce que xam nañu ni doomu aadama yi seen sutura li ci ëpp ginnaaw yàlla ak Yonent bi ak Sëriñ Tuubaa ci seeni loxo. ñooñu est-ce que xam nañu ni fa ñu nekk askan wi ñoo leen fi bàyyi ndax lañ leen di liggéeyloo bu weer dee kat ci alalu askan wi la ñuy yëkkati fay leen ci te li leen di fay pour mu lew doom ñu mën koo jëfandikoo am ci dund bu sell ëllëg duñ ci am rëbbum sunu borom bi ak daani sunu borom bi mooy la nga xam ne moom lañu sartonteeg Sénégalais yi sartonte ko kilifay réew mi ñu matal ko ba mu mat sëkk. ñu gis ne en général pour déguerpissement amee rek yàq am na yàlla waxul leen tabax di màbb àddunaa ngi noonu wàcce naa leen ci léegi ma waajal ci àdduna ngir seen teraanga la sukkandiku leen ci seen xam-xam seenu xarañ ak seen xel mu sell jariñoo ko def ca la nga xam ne mu ngi war a def muy farata jaamu ma ëllëg yow man xiyaam ma baaxee leen sama yërmande. kon Dieu a été très clair au départ on a signé un pacte avec Dieu yàlla matal na li nga xam ne moo dox suñu digganteeg ñun nag li war a suñu digganteeg yàlla ñun ñoo ko war a matal. damay may avant ma dugg ci cas de déguerpissement yi am Sénégal pour citer ci quelques exemples jaara la umma islamique ci génnuk àdduna Mourchid Iyane Thiam jiite woon kuréel gi nga xam ne moo doon saytu wàllu weer wi ñu koy wax croissant linéaire Mourchid Iyane Thiam doon koo xam ne rassembleur la woon ndax li nga xam ni moom la yàlla digle ci Alxuraan ñi ànd leen ngeen mooy ci sama buum gi te bu leen nangu kenn xàjjale leen muy buum gi lislaam moom daan na ci dox ay jéego. dëkk bi di Touba gis nañu
wax dëgg yàlla cër bi mu ko séddee woon yeneen kër yi nga xam ni ñoo ŋànk yeneen tarixa yi gis nañ cër bi mu leen séddee woon saa su màggal Touba daan jot daan nañ ko gis mu ñëw tamit di ziyaare ki fi togo sëñ Touba gunge ko ci ñaan gunge ko tamit ci jëmmam ci teewaayam ci li nga xam ne mooy organisation màggal gi. loolu nga xam ne moo doon liggéey lislaam yàlla na yàlla sunu borom bi fay ko fa mu nekk tamit li nga xam ni moom la yàlla digle ci ànd ak rafetalu bu ànd te mu liggéey ko l'islam au Sénégal l'islam à travers le monde yàlla na yàlla sunu borom bi sotti ko ay yiw fa mu nekk ak ñam fa fekk ñëpp te ñuy néegu jullit ñoo ngi koy ziar nag sa famille di ko ziar la umma islamique di ko ziar sunu sang bu tedd bi di sëñ Mountakha Mbacké Bassirou dafa génne benn livre boo xam ni ñu ngi ko tuddee justice et humanisme. Justice mooy lan mooy atte lu ci yàlla wax da ngay maandu il faut être neutre yamale ñaar ñi nga xam ni ñooy xëccoo wala ñoo jàpp ni kenn tooñ na ci moroomam atte li nga xam ni mooy taqwa mooy li nga xam ne moom la yàlla sunu borom bi wax. bul faral kenn bul nangu ger bul nangoo jël dëgg suul ko jël li nga xam ni mooy la nga xam ni mooy safaan ba féetale ko kaw bul nangoo jël la ca safaan ba suul ko jël dëgg féetale ko kaw àtte rek ngir yàlla sunu borom bi tax. livre boobu 350 pages la di ñetti téeméer ak juróom fukki page normalement bi mu nelawee la ñuy doog a wax ni Mourchid Iyane Thiam génne na benn livre boo xam ni ñu ngi ko intitulé justice et humanisme. lu tax de son vivant amuñu ci ay émissions yaatu yoo xam ne mën nañ ko def ci Sénégal d'autant plus que Sénégal dañuy en majorité 97% de musulmans la te diine l'islam pour nga dund ko méngale ko ak ni ko sunu borom bi santaane la ci jiitu bokk na ci atte bu maando ak li nga xam ne mooy yërmande ndax dañuy wax ni yàlla mooy buur bi nga xam ne moo ëpp yërmande le tout miséricordieux ñu le prophète Mohammed paix et salut sur lui ci yërmandeem ci la yàlla sukkandiku bind ci jaami yàlla yi Sëriñ Tuubaa di jëwrinam yàlla def yërmande jaami rek moom la làmboo ndax am na ay jamono mu jàmmaarloog nasaraan bi am ñoo xam ni nasaraan bi gisuñu leen ñuy ñoo xam ni yàlla moo leen yabal pour ñu jàppale sëñ bi mais saa suñu ñëwee bëgg a alak nasaraan yi sëñ Tuubaa ñaanal leen loolu nga xam ne mooy jéggal kon ñi yërmande ci moom la fekk baax sam noonu di la fexeel yàlla yabal waa ahlul badar ñu ñëw nekk sa wet fas yéenee faagaagal ñooñu nga xam ne ñooy nooni nga ñaan yàlla jéggal leen ba mu demee pendant des années di xeex di samp l'islam ñu sonal ko malgré les souffrances ak yi nga xam ne mooy coono yi mu jànkonteel teewut ba nga xamee ni am na ndam da di jéggal naa képp koo xam ni doomu aadama nga foofu yërmande ca la mën a yem sunu sang bi nga xam ne mooy sëñ Salim Mbacké nañu fàttaliku leen ci kàddoom benn bis toog na ba yàgg mu ne ku dul yàlla sunu borom bi ñi ma sàkk ëpp mu yërmande ci doomu aadama yi xoolal fa mu waxee tëb nañu bari ñu dox digganteem ak yàlla ku dul yàlla sunu borom bi mais mooy Sëriñ Tuubaa bu ko waxee sañ na ko wax ëpp mu yërmande ci jaamu yàlla yi kon yërmande moo lay tay àdduna yërmande tey moo lay tay dem ëllëg yomal xiyaam ndax yërmande sunu borom bi kuy dund ko nekk moom nga fa yaakaar gi tàbb ci ay ngëneelam ñu gis ne justice boobu Iyane Thiam nga wax titré ko son ouvrage là tumbaranke na ci àdduna léegi bi justice à double vitesse une justice partisane la ñuy gis ñi néew doole dañ leen di féetine di leen maate di leen noot ñi am doole wuy di yëkkati li nga xam ni mooy lu ñaaw ak lu metti di ko teg ay doomu aadama ëpp leen ay pexe ëpp leen lijjanti tax ba justice ni mu war a maandoo mel neen kat du ko mën a maandoo ñu gis ñi nga xam ni ñoo jiite réew yi ci wàllu zahir ñu koy wax les gouvernants réew moo mën a dem ñoo yore doxalinu yoon te yoon bu fekkee am na koo xam ni rek moo ngay sóoraale ni moo la jox cër boobu pour nga àtta ñàkkal ko ci àtte day metti lool tax ba léeg-léeg ñu wañ loxo yi ñi nga xam ne ñooy àttekat yi def leen loo xam ne bu ñu seetee mi ngi wutal li yàlla santaane donc bu ñu màbbee li nga xam ne mooy yoon est-ce que notre raison d'être muy ñun li ñu yàlla tax mu wàcce ci kaw suuf amatina sens dama naan déedéet
ndax yàlla daf ñëw def ay doomu aadama jox ñu xel ci biir xel mu def ci une lumière divine boo xam ni moom la ñuy wax xel mu sell lu sell nag lu sell rek ci la mën a dund saa soo xamee ni leneen duy safaan rax na ca rek sellaay ga day daal di rax te bu boobaa am une œuvre parfaite day jafe lool. ñu ni nag doomu aadama yàlla ko bindee noonu imperfection mat moom yàlla rek la yàlla moo bind doomu aadama ci matadi tax ba lu muy nas wala lu muy liggéey wala lu muy def lu nekk rek léeg-léeg nga mën a dut baaraam benn barab daal ni fii kat am na sikk am na ayib ndax doomu aadama yàlla ko nattoo loolu. L'œuvre humaine n'est jamais parfaite mais à force de redoubler d'efforts et de s'engager mën nañoo dem ba defar loo xam ni wax dëgg yàlla ciy sikk lu néew lay doon par rapport ak li ñuy dund léegi nga xam ne loolu laa lu nekk wala lu nit defar lu nekk lépp ay sikk la ay musiba la ay la yàlla nañ ci yàlla musal. est-ce que yëguñu ci waajal li nga xam ni muy mujjug jamono ndax li ñuy gis justice tumuraanke na loolu te kooku di Yann Thiam bu demee ba génn livre boobu muy justice dund na gis na loo xam ni jot na sëkk ñu waxtaan ceeg ñi nga xam ni ñoo yilif àdduna bi ci wàllu zahir wante ñi yilif àdduna bi tamit ci wàllu baatin di kilifa diine yi ñu bàyyi xel bu baax baat boobu nga xam ni mooy justice ndax yàlla sunu borom bi daf ko teg ca kaw séddee ko place boo xam ni pour ñu am dëkkin ci kaw suuf dëkkin bu yéewén il faut que ñu tënk ci noonu ko sunu borom bi tëggee. Humanisme mooy affaire yërmande doomu aadama bu nekk war ngaa am li ñuy wax des sentiments positifs à l'égard de ton prochain nit ku nekk war ngaa am yëg-yëg ci sa moroomu doomu aadama bëgg ko sopp ko li nga yéene sa bopp lu ko raw nga yéene ko wante ku la tooñ tamit nga mën koo jéggal mais dans le monde d'aujourd'hui li ñuy wax la loi du talion œil pour œil dent pour dent ku la tooñ nga dóor ko duma yoo xam ne moo gën a métti lam la tooñoon dañuy gis léeg-léeg sax nit di la tooñ nga jaar ci koom daal di koy maate muy noot ko bajante ci koom jàll taxaw jaay ko li nga xam ne mooy doole te doole kenn rek moo ko yor muy Mawlana tabaraka wa taala ñu gis ni ñooñu nga xam ne ñoom la ñuy wax boroom kër yooyu ñuy màbb ñu sont des innocents nit ki xamul yore na xaalis am na yéene samp këram lan la ko yoon wax lan la ko yoon digal lan la ko xel mu sell may supposons Ablaye Sow wala Mor Touré yore woon tey jii 10 millions jéglu soxla naa dëkkuwaay waxtaan naa ak ñi ma war a waxtaan ni samay kilifa neen damay wuti dëkkuwaay sama premier réflexe muy jóg sol sama dàll dem seeti ña nga xam ni ñoom la ñu dénk ab gox te ñu yore tracé suuf muy lotissé wante joxe suuf tamit muy délibéré muy mairie ma dem daal di laaj kilifa gi nga xam ni moo yore wàllu suuf si man kat Mbàkke laa dëkk dama soxla woon suuf soo xam dama koy def dëkkuwaay sama xel nag li ma jox ginnaaw am naa xaalis am naa yéene ji mu ñëw ci yow mi nga xam ni yow la sa loxo laale ci mbir moomu ñu dénk la ko man laaj la yoon yu may jaar ba mën a am kër nga ne ma nii ak nii ak nii ma topp nag ma wax génne kayit yi nga xam ne moom nga soxla génne sama xaalis nga defal ma li nga xam ne mooy délibération te aussi ce que nous assistons au Sénégal c'est pire dafa doy waar lool la mairie n'a pas vocation de vendre des parcelles mairie warut a jaay mairie état la état du jaay l'État ne fait jamais du commerce un ministère ne fait jamais du commerce service déconcentré de l'État waruñoo def commerce ndax état la mairie tamit démembrement état la warut a def commerce mais au Sénégal on assiste à des mairies yoo xam ni wax dëgg yàlla la gestion du foncier ni ñuy saytoo suuf si doy na waar lool def délibération à la mairie conseil municipal yi consacré benn lotissement voté ko ñu génn jël ay parcelles yoo xam ne 200 parcelles la def des affectations fictives def ko ci ay tur ñoo xam ni xañ na nekk nañu mais parcelles yooyu taxul ñu jóg uniquement pour fàggu loo xam ni ëllëg dinañ mën a taxawal Mor Touré ni ko kat kayit sàngam nekkee nangam numéro sàngam yow la mairie wax ne yow la koy jox ba dañ ko bëgg a denc nëbb ko ëllëg ñu jaay ko ci sa tur moyennant quelque chose dil yooyu am na fi en pagaille di dans toutes les mairies et spéculation foncière muy jël suuf moomale ko sa bopp ci anam yoo xam ne tegul ci yoon mais nurale ko ak yoon am na fi
ëllëg nga jaay ko ab jàmm na am ci xaalis. La mairie n'a pas vocation de vendre des parcelles. mairie yi yéen ñu ko jiitee du ngeen di courtier, du ngeen di agent immobilier tamit, xam leen ne vous êtes des démembrements de l'État. ay bànqaas yi nguur ngeen dañ leen a dénk yaakaar leen neen askan wañ leen féete leen da ngeen leen taxaw ci gën ngaa rafet taxaw. bàyyi leen xel la mission régalienne de l'État. mairie boobu mënut a xëy tamit dagg suuf. dañuy wax l'autorité administrative, le préfet est là, le gouverneur est là. dañuy wax conseil municipal mooy daje conseil yi nga xam ne ñoom la askan wa tànn ñu jëmmal leen ci mairie ba ñooy tase. ñu soxla nañu lotissement Mbacké Sud. le maire def expression de besoin wax li tax ñu soxla lotisser foofu conseil yi xool leen gaaral ba xam méngóo naag li nga xam ni moo tax ñu teewal fa askan wa ñu ne ko maire kat lotissement boobu ànd nañ ci ndax Mbacké kat xool nañu ni dëkkuwaay yépp mat na sud bi moo des muy soow bi kon boo demee ba ne askan wi nekk Mbacké war nañu wutalaat ay dëkkuwaay ñun ànd nañ ci loolu ndax dëkkuwaay mooy doomu aadama ku ko am daanaka réussir nga sa vie. voté ko l'autorité administrative, le préfet approuvé ko ñu def lotissement bi on appelle à la commission domaniale muy commission bi nekk ci biir mairie dañ dénk ko wàllu suuf moom mooy saytu loolu nga xam ne mooy lotissement bi. mairie def li ñuy wax expression de besoin officiellement informé bànqaas yi nguur gi nga xam ne war nañ caa laale waa urbanisme la leen di informé waa impôt et domaine waa cadastre daal di jël ab géomètre koo xam ni xam-xamam dafa naaj jëm ci natt suuf ak génne ay borne ak génne ay mbedd ak fi nga xam ne fi la courant bi jaar ndox mi jaar mu fay ko xaalis bu mat sëkk géomètre bi tracé ko li nga xam ne mooy ay invitation génneel ko mbedd yi génneel ko kër yi génneel ko borne yi ñëw ni ko kat da nga ma santoon mi ngi nii fay ma sama xaalis maire ni ko comme pare nga sa liggéey sa xaalis sa ngi nii man tamit jox ma samay kii maire ci boppam am li nga xam ni mooy feuille de route ku soxla kër Mbacké Sud te dëkk Mbacké wala nga dëkk Sénégal foo mën di nekk boo ñëwee boo indee photocopie carte d'identité droit de bornage muy loo xam ne àq la pour ñeenti borne yi ñuy génne muy 20 000 francs wala 25 000 wala 30 000 bu ñu la joxee tamit jox la àpp 6 mois wala 1 an ni la boo ko defru parce que dañ koy désaffecté jox ko keneen nga remplir les conditions ñu jox la parcelle. commission domaniale da ciy statuer am nañ ci responsabilité. service déconcentré de l'État te seen loxo laal jëm ci wàllu suuf wàllu dëkkuwaay ñoom ñëpp la leen di impliqué ci procédure bi mais papier d'attribution de terrain tampon maire de la ville moo ci nekk wala bu fekkee jamono yi nga xam ni ay communauté rurale amoon na président communauté rurale tampon moo cay nekk te bala moo tamponné dana xool papier d'attribution terrain bi ni lotissement boobu service déconcentré de l'État muy bànqaas nguur yi nga xam ne ñoo laal ci dëkkuwaay ku nekk def nga ci sa liggéey ba rafetlu ko géomètre bi doo ko indi préfet approuvé ko nga doo si sa cage mais buñ jaay ak Mor Touré terrain du am Ablaye Sow en tant que caméraman moo ma jaay terrain Ablaye Sow amul suuf natul suuf néeglu ci mairie il n'est pas de l'urbanisme il n'est pas de la commission domaniale de la mairie doon tamit élément cadastre doon tamit géomètre kama jaay suuf kan la papier d'attribution bi ñu jox Mor Touré def ci turam c'est le cachet du maire daté ak signature am mais bu ñu demee ba jëmee jamono ñu ni Mor Touré parcelle bi ñu la jox daté date sangam avec la signature du maire c'est une occupation irrégulière teguwul ci yoon dañ koy toj mais Mor Touré c'est un pauvre innocent deful dara sonnaw dàllam yore na xaalisam am na yéeneem wut kër dem na fa ñu wutee kër ñu fa état ba te mu jox leen teg ñoom ñu ñu teg ko ci yoon ba mu am parcelle am yaakaar ni am na dëkkuwaay dem dajale woon lu mat 20 millions ñëw def ko ci dëkkuwaay boobu takk soxna jël yaay jël baay yore njaboot biir kër gi nga xëy un beau jour ni ko fi nga toog kat yoon wax na ni waroo fee toog dañ koy màbbu qu'est-ce que cela veut dire lan la tekki tas yaakaar nit ki dërëm bi mu am ba def ko ci bâtiment bi xam nga yan effort la def ba am ko xaalis kenn faru ko ci mbedd mi kenn mayewu ko da ngay ñaq liggéey ay coono yu nekk lay nit di daj pour am loo xam ni man nga cee sukkandiku dund dajale sab xaalis nag jënd ci sa kër def ko ci bâtiment lu mat 20 millions ñu xëy ñëw sa njaboot nga xam ni ñoom nga jiw amoon yéene suturaal leen nga doon kilifa ci seen kanam
ñu lay toroxal ci kanam njaboot gi di màbbu. bu ñu waxee ñoo jox nañu lettre d'avertissement mais lettre d'avertissement nit ki kay boo ko yëkkatee fenn ngir yàlla wutal ko feneen foo xam ni au moins dana méngóog foofa wala la nga fa def méngóo naag la mu investir fële nga ne ko nag jógeen fii ñëwal toog fii. mais fanweeri nit ci kër wala ñaar fukki nit ci kër nga xëy rek génn leen ci mbedd ak seen i saak ak seen i matlaak xaaw yi seen sutura ñu toog ci buntu bi di wut ku leen fat mais un peu d'humanisme si nañu indiwaat nite nañu indiwaat xel mu sell nañu indiwaat yërmande ndax ñooñu koy def kuñ ko ci defoon tey jii sa njaboot dana nekk ci tum ranke yow sax bis bi ñu la koy def yow moomu di kilifa gi li ñuy def baa doole bu ñu la ko defoon tey yow boo mënoon a xaru ko dagganoon da nga koy xaru parce que dinaa toroxal ci sa kanam njaboot te njaboot lu nekk ji kilifa ba mu des toroxal kilifa ci kanam njabootam doom taxaw wëy bàyyi ñoo ngay toj kër ga bàyyi xool amul pexe soxna jóg nii wëy ñoo ngay toj kër ga sama sëriñ mu taxaw ne ko lu ma ci man loolu metti na télé ba ñu jëndoon màbbale nañ ko waañ wax màbbale nañ ci yéen nangam ay yàq yoo xam ni kenn xamul nu mu demee toroxal doomu aadama wàcce waat li di darajey doomu aadama ak dayo bi ko yàlla sédd nga defe ne loolu yàlla dana ko seetaan non yàlla ko seetaan yàlla musta bëgg li nga xam ni mooy noot doomu aadama yàlla musta bëgg fitnaan doomu aadama yàlla musta bëgg jàmmaarloo muy béjjinante diggante doomu aadama wàcce wuñu fi pour ñu faire la guerre wàcce wuñu fi pour ñu toroxalante ci suñu diggante ak di mettlante dañuy yéwénal suñu diggante bu ñu bëggee suñu mbir yéwén loolu la yàlla suñu borom bi wax xoolal cité Tobacco nekkee fële ci VDN ba à Dakar nekk ci boori aéroport si on remonte l'histoire est-ce que Mor Touré sañ naa ñëw ba ci boori miiru aéroport natt 100 mètres wala 30 mètres de long 40 mètres de large 40 mètres de long 30 mètres de large ni fii sama kër la non amu fit wa te bu ma amoon fit wa tamit du ma ko def ndax loolu xel nangu ko ku jàng xàmmee li yoon santaane xam na ne aéroport bërëbu avion la ñi defoon réew ma jamono yee ana ñu ñay yoroon li nga xam ne mooy wàllu suuf wa foofa ca VDN ba doon ko saytu ana ñu ana mairie ba nga xam ni mooy mairie ba nekk foofa ana commission domaniale ba ana service des impôts et domaines ana urbanisme ana cadastre mais aéroport tëbuñu tëb rek ma Samba Dia jóge Italie ak i millions ñu foofu rek daal di dagg dañ koo jox nañu remonter l'affectation à l'époque qui était président ñan moo nekkoon président kan moo doonoon ministre de l'urbanisme et de l'habitat kan moo doonoon nangam kan moo doonoon nangam si acte bi papier d'attribution bi y a une date précise jour année nañu remonter les enquêtes xool les autorités à l'époque yi nga xam ne ñoo doon saytu foofu ak ñoo am sañ-sañu joxe foofu ñu leen yéen mais da ngeen di fondre la République du Sénégal da ngeen di fondre les citoyens sénégalais domaine foncier aéroport ngeen doon ay borom xam-xam jàng ci école nasaraan yi ñu dem ba réew mi yittewoo leen dina fay ci alalam doyloo leen ni ne saytu leen ñu lii ngeen am fitu dagg ko loo xam ne xam-xam mu ko nangu te bu leen di jël leen def ay chef de service étatique leen engagé dans l'état di leen fay sur l'argent du contribuable sénégalais parce que dañoo yaakaar ne am ngeen xam-xam waaye na ngeen mën a def lu mel ni diw sàngam domanial mettez-vous à côté et diw sàngam chef service urbanisme à l'époque yi yoroon côté boobu mettez-vous à côté et vous le maire mettez-vous à côté et vous cadastre mettez-vous à côté daani où est le géomètre il a appris fan lañu war a natt ak fu ñu fa a natt lu tax nga nangu ñu def la une expression de besoin officielle nga nangoo natt taatu aéroport yow lii xel mënu ko nangu avion buy naaw les risques nangam nag mettez-vous à côté on prend toutes ces personnes ki nga xam ne moom lañ jaay kër ga moom jaar na fa mu war a jaar waxtaan naa ñoom war a waxtaan ña fa état bi teg ñëw deful seen liggéey tax ñu jox ko suuf soo xam ne ëllëg ñàkk na ci alalam toroxal nañ ko fa toroxal nañ njabootam ñu jël ñooñu nga xam ni ñooy responsable yi ku nekk ñu xool si tu as des biens avec toi bu fekkee am nga moomeelu bopp boo amee ay compte bancaire bu fekkee xaalis bi nga jël jaay woon ko suuf su investir nga ko fenn mais yoon atte ñu teg loxo ci sa alal jooja
xool nu ñuy indemniser la victime nit ki nga xam ni màbbu nañu këram te dañ koo tooñ ndax ñamu yaakaar ni nguur ga leen fi teg liñ koy wax ak yoon nga jaarloo mooy yoon wi leer te xamu ci dara ba tey ñu toj këram ñu jël alal jooja fay ko ca dàmp ko ca wala ñu wutal ko kër goo xam ne dana mingoo kër ga mu dëkk woon kenn xëy la xëyi kër yi wàcc rek ci asamaan samp fi mu nekk yàlla moo ñu jox suuf si mais suuf si bala ñu ko bu ñu ko joxee bala ñu koo jariñoo dana am ay ñoo xam ni ci wàllu zaari ñoom la ñu dénk suuf soosu ku nekk bu defee liggéeyam ca anam ya gën a sell def naa ne am Ablaye Sow wala am Mor Touré kenn du ko jox ab parcelle mu def ca 20 millions wala 30 millions nga xëy un beau jour ñëw ni ko damay màbbu lépp ndax fii ñu la joxoon kat baaxul yaa quelque part wala pas cloche am na foo xam ne duxut nañ ko wax bu ñu jàpp la courtier du dara courtier intermédiaire la un facilitateur supposons man mii Mor Touré may liggéey ci domaine communication am Ablaye Sow ñu soxla caméra mais day jaar ci Mor Touré Mor waaw dans le milieu de la communication koo ci gis muy jaay caméra ndax xam na ne man ci milieu bi laa nekk ma ne ko diw sàngam de am na caméra bu muy jaay nañ jëm ma ne ko facilitateur laa mais ka jaay caméra ba est-ce que caméra ba muy jaay moo ko moom nañu xool bu fekkee caméra ba moomu ko bu fekkee ëllëg am na loo xam ne ca ka jaay caméra ba lañ ñaan ñuus téye ko mu ñëw ko ñuus téye ko ne ko tax a jaay loo moomul Mor Touré muy indil client mu ne ko Mor Touré kat li mu def moom mooy wommatal la client indil la mais yow mi jaay yaay ndeyu mbi gi yow mi nga xam ne acte de vente bi yaa ci def sa signature def ci sa cachet yaay ndeyu mbi gi mais dañuy jàpp le pauvre courtier nga xam ni intermédiaire la le géomètre sax am na degré de responsabilité ci mbir mi parce que géomètre war ngaa xam zone boo war a natt ak boo war a natt les géomètres faites très attention dañuy waxtaan ak benn borom xam-xam Baye Cheikh Ndiaye ko ñu daan topp la ci suñu waxtaan mi ngi nekk Dakar daan ñu ñaanal bu baax di suñu sëriñ Baye Cheikh Ndiaye nee na am na ay zones yoo xam ni en terme technique xamu zone inédificandi mooy zone yoo xam ni ay barab la boo ko xoolee rek ci suuf da ngay xam ni fii barabu ndox la wala yoonu ndox la wala déeg la nee na géomètre bu tey natt ko jox ko doomu aadama ëllëg bu fa mën na fekkee yow géomètre boobu laa war a jàpp dugal la ndax lañ la jàngal ci école ba ak li nga tari bokkut tey jii combien de gens sont frappés par les inondations au Sénégal ñaata nit ñooy loru ci mbënd yi pourtant fa ñu nekk tëb ñu tëb rek wàcc fa yàlla tëb wàcc leen ay kër foofa ay nit ñoo leen ko jox te fañ leen jox ci kaw xam-xam bi ñu jàngale ci wàllu suuf kenn waru ko jox doomu aadama pour dëkk waaye ndax barabu ndox la mais il s'en fiche l'essentiel c'est l'argent qui compte xaalis bi rek mën a intéressé nga jox nit ab baadoo la koo xam ne loo xam jotul ginnaaw zone boo xam ni pour mu rembale ko terrasser ko rek dana def fukk ci la mu defoon ca pàkk ba mais kooku na nga koo rey day dëkk ci xóot-xóot bi rek taw ñëw wala mën na ñëw fekk ak njabootam matériel la mu yàq lépp mu tàmbaliwaat à zéro à quand le gars là sera à jour kañ lay am li mu bëgg yàlla rek moo xam donc site boobu ñuy wax Tobacco nekk ci VDN bi ñetti téeméeri kër kana ko sañ a natt ci suuf su nekk ci capital ci boore aéroport te état laalu ca impôt et domaine laalu ca maire ba laalu ca commission domaniale laalu ca cadastre jaaru ca urbanisme laalu ca nañu woo ñooñu à l'époque si sont vivants bu ñu dee yàlla ngi leen naxee bakkan ci faatu moom nañ ko bàyyi ak yàlla parce que kooku topp ko moom defe naa ni ku mënta dem ci yàlla sunu borom luqali ko fa pour nga topp ko ci àdduna dana jafe mais ñi fi nekk te doon des vivants ni leen convoqué lu tax ngeen nangu lii lu tax ngeen nangu lii tey jii lu tax ngeen yóbbee borom ñetti téeméeri kër yi musiba bi ak coono yi yéen kat ni leen teg ci kaw yoon daan leen daan yoo xam ne ëllëg balaa nit a seqib jéego naan day jaay parcelle wala day lotissé dana xool li yàlla santaane mais des fois ñu gën a woyof loxo rek la ñuy napp jën yi mag yi ñu bàyyi leen ñu sëy ça c'est une justice boo xam ni justice à double vitesse la sunu baay ba sunu sëriñ ba Mourchid Iyane Thiam génne na benn livre tuddee ko justice et humanisme toj metti na nit ki am yaakaar nga tëb fekk ko ci kanam njabootam yor bulldozer yor ay ndëraan di mab rek di maasale rek mu xool ni li ngay toj ay alalam la te alal jooju dañ ne lu nekk pour am ko yaakaaroon ne fi lay dund
yàlla suturaal ko fi ba mu màggat wuy ji suñu borom wàcc fi njaboot gi am foo xam ni dañu fa mën a suturloo ëllëg ñoom tamit bay dem ba am seen i kër yi bopp nga xëy ni ko raas ko ba mu set wicc mu taxaw ni la ak njabootam ak i ëmpam. mais bàyyi leen ak yenn yi c'est pas bon. yàlla boo gisee àdduna bi mu ci wàcce balaa yeeg musiba yi les jafe-jafe la guerre yi nekk fi dara warul lu ko dul injustice. l'injustice n'est jamais payante. yàlla injustice la gën a bañ. Ablaye Sow mii bu ma ko ëppoon doole bu ma ko tooñee bu fekkee li may woote ne ab jullit laa doomu aadama laa mi ngi ci man Ablaye bu mu baalu ci diir bu néew nga gis yàlla sunu borom bi teg ma loo xam ne ma day tali nañ bàyyi xel loolu. bul jaar ci kaw nit noot ko jaay ko man-man wala jaay ko ay pexe wala jaay ko ay lijjanti wala jaay ko am xel tooñ ko ba pare dem xolam di tàng def da nga am dëgg ci diir bu néew laa la wax par aw bee yàlla dañ la wan ni la ñu nga doxale du noonu dañ la teg isaab dañ la isaab yoo xam ne wala teg la lox kum ci mën di doon laa wax seetaan rek nga tooñ sa morom doomu aadama rek te baalu la xol ba tàng koo man di doon loo mën a yore ci doole daraja bisa gi ñëw yàlla la teg loo xam ne da nga xam ne diw sàngam ma tooñoon kat la ma ko defal moom la ma yàlla woon tey bàyyi leen ko xel yàlla ko mën a seetaan la buur boo xam ni boo dee def danaan naa ko tànkam du ndax yërmandeem boo defee lu bon nga toog ab diir mu ne waaw sa waa ji du jéggalu ma jéggal ko mayaat la ab diir boo tegaatee lu bon mu tegaat noonu ba lu bon dajale ay mbokk mu xëy ni kalab ci sa kaw nga naan kii man la yow la. Tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ta vie lépp lu nit ji rek moom lay góob ku ji lu bon ngay am ku ji lu baax ngay am. nga dem cité dans le département de Rufisque Dakar am Rufisque tamit comme ni ma amoon ci VDN bi Rufisque am na zone bu ñuy wax Kounoune nekk dans le département de Rufisque commune Bambilor dañoo xëy tamit fekk ñaar fukki kër. ci lotissement boo xam ni la mairie à l'époque ou bien des complices yoo xam ni soi-disant être ay nit yi mairie bi nattoon nañ ko affecté ko ay nit di ay citoyens sénégalais ñu def ci seeni alal del fa seenu njaboot dañoo xëy un beau jour rek caterpillar way takk der taxaw ñuy màbb rek mais nañ jàppale kilifa laa qui sont responsables de ces actes là ñiy joxe terrain yi nañ ci jàpp fukk wala ñaar fukk wala nu ñu mën di toll teg leen ay daan médiatiser ko ku nekk ci mairie wala nga nekk ci service domaine wala cadastre wala impôt et domaine wala nga doon géomètre boo ñu fa jógee dootuñu laal pepp suuf te yëruñu këyit yi li nga xam ne moom la yoon santaane lañ leen jàngal ci école ba nañ koy tari mais jàng ci école ba lii wëlbati ko tari le contraire croyant que tu es plus malin que les gens tooñ nit ñi tooñ des innocents des sénégalais citoyens daan seen doole am yéene dugal seen loxo ci defar seen société samp kër takk jabar def ci kër ga lu nekk nga xëy benn jour avec la force bi la yàlla dénk ñu maasale ko wàcc ñi nga xam ni dégg naa enquête bi à Thiès dañ ci dikk Thiès fi ñuy wax Mbourkat buñ demee ba nga xam ni forêt classé nga xam ni déclassé wuñ ko moomeelu état la mais dañ koo ñàkk fii ñàkkarte guñ ko nag kenn waru faa def dara muy wax déclassement la mairie d'époque bi nekkoon Thiès bi doon def lotissement extension Mbourkat dem ba dugg ci forêt classée natt fa ay parcelles jox ko ay doomu aadama wutal leen ay këyit mais nañ remonter l'histoire les papiers d'attribution nañu xool les cachets si c'est le maire Idrissa Seck qui était là-bas bien que nekk ci état bi nañ ko woo ndax délégation la defoon Yankoba la fa waccoon xaw ma Yankoba Diattara xaw ma nañ ko woo ni ko c'est le cachet de la mairie de la commune de Thiès date sangam heure sangam bi sangam à l'époque vous étiez maire mairie bi da nga ko battal woon kenn ana service urbanisme bu Thiès départemental service cadastral départemental ana commission domaniale bu mairie bi ana le géomètre on regroupe toutes ces gens là yi nga xam ne seen loxo laal na ci lotissement boobu ba dugg ci forêt classée bi ñu gurgur leen teg leen daan yoo xam ne ëllëg ku doonati maire wala nga doon géomètre wala nga doon inspecteur cadastre wala commission domaniale bala ngaa laal ci pepp suuf boo xoolee daan yële da nga tari li la jàngal ci école ba te yoon sant la ko yenn yabel la mais parce que ils sont maires parce que ils étaient maires ils ne sont plus maires
pour ay calcul politique ay galgali politique tax nga protéger ko jàpp ma Samba Ndiaye ma Demba Ndiaye nga xam ne ñoom wax donc rek moo leen ci boole nga téye leen fàtte ñi nga xam ne ñooy ndey mbil ga. Ça c'est une justice boo xam ne à deux vitesses la yàlla bëggul àtte boo xam ne àtte boobu maanu te amu ci. ñu toog un maire de la ville Talla Sylla dogal bu jógee ci préfet qui incarne l'autorité ci département bi génne ab dogal ni en fonction de ça en fonction de la loi nangam occupation yi am fële kër yi am fële dañ ko war a dindi ndax yoon dina sant dina santaane maire de la ville osé ñëw à 2 jours du déguerpissement fekk màbb nañu lu bari ba yàqal ñu bari ni arrêté taxaw leen gars yi taxaw DSCOS taxaw mooy direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols au Sénégal di bànqaas bu nguur gi taxawal ngir ñuy saytu toogin ak li di suuf si na nañ koy jëfandikoo ci Sénégal taxaw mu nu jokkoon naa président de la République en tant que ministre conseiller mais en même temps maire de la ville de Thiès président nee na nañu taxawal mbir yi ña fa amoon kër sax comme dañu leen diggoon ni ëllëg danañ ko yoonal jox leen ay kayit yu ko valable président nee na xalaat leen ci li leen joxe seen i kayit ana la ñu yàq presque ay 40 maisons wala bu tëkku tëb taxaw yëkkati la psychose muy tiitaange ak fitna joo xam ne tukkal na àdduna ci doomu aadama pendant 2 jours xëy taxaw nga ci laxasu lan moo ci nekk nañu xool maire yéen yore woon loolu di mairie ba ñi yoroon urbanisme ñi yoroon la nga xam ne mooy cadastre ñi yoroon impôt et domaine à l'époque dans le département de Thiès le géomètre commission domaniale ba ñu audité ñëpp parce que dans chaque papier ou sur chaque papier d'attribution il y a une date il y a une année il y a aussi émargement signature du maire ak son cachet nañuy remonter affaire yi naam waa gendarmerie ñoo ngi def seen liggéey ci fànn googu ndax jàpp nañu courtier ba géomètre bi jàpp nañu tamit ñeneen ñoo ngi wuy di def enquête bi yàlla na enquête bi yegg ak jàmm doon enquête bu maandu ku ca laal ku nekk même boo dee kilifa sax bokk ci gouvernement bi président Macky Sall taxawal tamit nañ la woo ndax il n'est pas dit que baadoola bul tooñ kilifa tooñal non non ñëpp bokk yem. Tous les hommes naissent libres ils sont aussi égaux en droit et en dignité loolu charte fondamentale des droits de l'homme te Sénégal bokk na ci mbootaay xëy di ratifié na ko. Il n'y a pas de justice pour les forts et de justice pour les faibles faible amut néew doole amut am doole amut yàlla moo am te mooy borom doole mooy borom lépp bu ñu ko bàyyee xel rek dinañ moytu yenn àq yi. Talla Sylla intervention boobu mu def fi mu toll actuellement am leen jàngat am leen dégg-dégg nag c'est Idy qui était maire à l'époque defoon délégation nekk ci yeneen lijjanti jox Yankhoba Diattara mu jiital ko mairie bi Idy dugg na ci mouvance présidentielle Talla Sylla maire temps yi Macky dalal ko def ko ministre conseil est-ce que du pour may ko Talla Sylla pour waa Thiès apprécier ko à la place de Idy mi nga xam ne moo commettoon acte bi cause pour laquelle on a orchestré ces destructions est-ce que looloo tax ñu jaar ci suuf table yi yàq Talla Sylla jóg ni taxaw leen ëllëg ñu ne Talla kat gàcce nga la ma yow kat bi ñu dalee ci nguur kat yow rek yaa yëkkati sa loxo wax rek état bi taxaw Talla day gën a am poids politique à la place de Idrissa Seck ak équipe am ñoom ñi nga xam ne ñoo l'auteur de ces actes mais pour intérêt politique nga yàq ay njaboot seen avenir semer la psychose muy tiitaange ak fi nit ju mbat ci seen xel pendant 48 heures te 48 heures yi am na lu ko jiitu ndax am na notification d'acte yoo xam ne avertissement la yu jiitu woon ku ñu avertir ni la da nga jóg bis sàngam danañ indi gendarmerie danañ indi caterpillar mu toj fan yooyu moom nañ leen doon nelaw ci jàmm doo lekk loo xam fan yooyu ñu la yóbbul sa fit yóbbul la sa dal est-ce que yàlla dana jéggal doomu aadama boo xañee doomu aadama benn minute boo xam ne waroon na ko nelaw ci teefu bakkanam nga xañ ko teg ko fitna yàlla du ko baare nee nañ xob bi gën na tuuti tey muur xooxub tàndarma ku ko yoreel àq doomu aadama ëllëg bala ngaa jéggi siraat dugg àjjana danga ko fay sàkkatuma nag yenn yi nga xam ne ay àq yu mag la
ak bu ndaw ak bu mag ak bu neen góorgóorlu waslu ak xam ni nous devons construire notre Sénégal dañu war a tabax sunu Sénégal baa doole bi ak ki am doole yàlla mooy séddale moo dénk kii xañ kii mais li kii am ci droit moom la kii am ci droit li kii am ci yelleef moom la kii am ci yelleef bu ñu jël nag li nga xam ne moom lañu yàlla naxee comme daraja xam-xam ak alal jël li nga xam ne mooy dëggul yàlla gi fas yéene koo noot ci suuf jël li nga xam ni mooy safaan bu ko féetale kaw jamais ñu am ndam te duñ jóg ci ay fitna duñ jóg ci ay natt duñ jóg ci musiba ak balaa nasaraan yaa ngi nii njublang moo tax toujours ñu dund des calvaires nasaraan yaa ngi nii njublang ak ñàkk jub ak ñàkk teg seen mbir ci yoon moo tax toujours ñuy dund ay xat-xat malgré seenu xarañ malgré adduna bi leen yàlla naxee malgré pouvoir bi malgré alal ji ciwul toujours que jëf fee nasaraan bi mi ngi ci ay xat-xat jullit bi nga xam ne moo dund dëgg lislaam méngalee taxawaayam ak li nga xam ne mooy santaane sunu borom bi fa mu nekk moo gën a nekk ci dal ci tawfeex kii di nasaraan bi nga xam ne yàlla dégg na ko àdduna te yow ma la xiyaan jullit bi dana ko gënul demit ndax dana am yërmande sunu borom nasaraan bi dem ca safaan kuy nurul nasaraan nag yaa xam ku jëndee sa place li nga xam ne mooy teraangay yàlla ëllëg ji ak teraangay àdduna ji yaa xam mais soyons réfléchis ku foog ni yow ma la xiyaan amul yaa xam ku foog ni bisu àtte du am yaa xam ku foog ni faatu amul yaa xam am na ñoo xam ne nañ boo dee c'est fini c'est pas fini de bu doon loolu yoon dana fi nekk yoon dana la àtte tëj la wëlbatiku dugal ci kaso boole la ak ay nit ñu lay surveiller parce que kenn mat nii yoon yàlla lu mu def ci zahir rek def na ko ci baati ni lay yoon toppee garde pénitentiaire di veille ci yow di matin au soir ba sa peine mat ñu génne la ci kaw yi kayit bis yow mën a xam tamit c'est comme ça que yàlla jëli malaaka teg ko ci seeni wet yéen ñi doon def safaan dañ leen di mbugal yoo xam ne mar day taali boole ko den lakk te foo xam ni ne nañ moom yàllaa xam mais lu sax dàkk la abadan la duma ko jëndee ak li nga xam ni mooy comme àdduna ak caaxaane àdduna nañu góorgóorlu mooy tutooñ ñi néew doole ñoo ngi leen di masawu ñi nga xam ni coono yooyu dal na ci seen kaw ndaxte ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp ay boromi njaboot lañu loolu dal ci seen kaw ku mu daloon ci sunu kaw ñun ñii dan la metti lool dan la tiis lool yàlla mi ñu suturaal ba dalu ci sunu kaw wante dal ci yeneen sunu mbokki sénégalais ñoo ngi masawu coono sénégalais yooyu au nom des sénégalais mais au nom de la communauté musulmane ay jullit lañu par A ou B quel que soit grade quel que soit daraja ja quel que soit am-am ba quel que soit xam-xam bi la yàlla nattoo lépp looy posé comme acte rek dee ko méngalee ak li nga xam ne mooy bëgg suñu borom bi yàlla nañ ko yàlla defal yàlla sàmm ñu bu baax mairie bu Mbàkke bii rek am na tout dernièrement benn déguerpissement boo xam ne c'est du jamais vu à l'époque ministre Oumar Youm noonu ñu dañ ko wax décentralisation fi jàkkaarloo route nationale bi ci kanam forage bi fii te penk forage yu Mbàkke bi ci gaar bi foofu jamonoy Ibrahima Gueye ancien maire Mbàkke dañ ñëw dañ koy def place publique bërëbu féexlukaay def fa ay gazon ay banc place publique ku sonnati man faa toog ku bëgg ngelaw lu leex man faa toog ku dox ba sonn xamu foo jëm nga toog fa ñu def ko délibération sur papier conseiller voté ko ñu dem ay jamono projet bi xaw a ralentir xam ne mu maire bi daa am problème bu xaalis xaw ma déet ñu ne ci kanam gi ak les accotements nañ ko jox ay Mbàkke dooñu Mbàkke yoo xam ne bëgg nañu ay place te marché bi xat na ñu tabax ko def fa ay cantine am na ñu fa def ay cantine terrasse ñi def fa ay pharmacie ñi def fa ay restaurant ñi def fa fu ñuy jaay portable ñi ay multi service mais à coût ay millions lañ fa def ñu xëy ñu nii nouvelle mairie de Mbàkke mairie Mbàkke bi fi mu nekk dañ koy toxal dañ koy indi ci yoonu Touba yi amuñu lu ñu dara daal benn jour rek ñu xëy indi seeni caterpillar jox notification les occupants ñenn ñi fii wax dëgg yàlla duñ fi jógee ay kayit moo ñu fi teg bu ngeen ñu fi jëlee da ngeen ñu wax fan la ñuy toog ba ñu fay jógee mais wax leen fan la ñuy toog ku yëkkati ni kay da nga ko wax toogal fii ñu indi caterpillar indi les forces de l'ordre màbb lépp mais xoolal la grande erreur di nga xam ne kilifa war na ko moytu ndekkee ministre Oumar Youm ñëw na fii benn jour li ñuy def pose première pierre teg première pierre xeer bu njëkk yi soxlaal mairie bu bees boobu def na ko
on a couvert l'événement, dem nañu couvrir ko ñun médiatiquement. ndekk suuf sañuy def première pierre suuf soosu sax moomuñu ko yoon sax joxagu leen sañ-sañ ba bien que état lañu ndax titre foncier chemin de fer la. toj nañu mabbu toroxal ay doomi Mbàkke ñenn ñi jël nañu seen marchandise yàqate ko tey ji ñu doon ay chômeur convertir en chômage seen yaay yi ñu doon dimbali seen bàyyi seen jabari seen njaboot yi tas nga màbb seen place liggéeykaay te fa nga wax ne fa ngay def mairie ba ndekk moomoo ko projet bi ba suñu jonni tey benn brique boo xam ne mairie ba teg na ko wala état bi teg na ko fa amul terrain baa nga ne vide ñu def ko jalukaayu mbalit pendant 2 ans ay nit ñu fa toogoon mënoon a am comme ñeneen sa mën a ñuy dem ba jóge foofu dem Dakar wala ci yeneen ville sam fa yeneen ay magasin nga yàqal leen noonu seen allure vitesse bi ñu jógee woon xel wañ doon dawee ak yaakaar ja nga briser ko pour des choses yoo xam ne ndekki nekkul fi mu toll jusqu'à présent personne ne peut te dire que pourquoi depuis première pierre bi boobaak léegi yàgg na lool benn brique tegewu fa ñu ni mairie Mbàkke bi la te yàqal ngeen fa ay doomi Mbàkke te Mbàkke la ñu am fi lañ gënee àdduna buñ sañoon fi la ñuy liggéeyee nekk fii liggéey Serigne Touba ba yàlla moom seeni bakkan demuñu fenn boo xamante wuñu fenn ci biir Mbàkke la ñu nekk à qui la faute l'état la mairie ndax force de l'ordre yi ñoom dañuy jot digg rek appliqué ñu dóor seen lacrymogène taal nañu tali Touba bi barrer la circulation pendant des heures affrontement entre occupants muy lay dëgër fii ak ñi nga xam ne ñoo force de l'ordre yi saxaar si kër yi nekkoon foofu ngeen sotti ko poussière ak xeetu lacrymogène nit ñi kenn dematul kenn dikkatul diggante Touba ak Mbàkke kenn dematul kenn dikkatul combien d'activités ont été paralysées pendant ces heures là te tey jii la ngeen fa bëggoon def leen fa dara ndax moomu leen ko yàqal ngeen nit seen i liggéey baare ngeen dëkk bi di Touba soñ ngeen doomu aadama yi nañu moytu yooyu mbokk yi loolu moo doonoon seen émission bi nga xam ni moom lañ doon seq ak yéen ñu koy wax tolluwaayu ay bis wi tey nag ñu tànnoon benn thème boo xam ni mooy démolition de maisons suite à des occupations anarchiques ou lieux de travail. Les victimes sont souvent des innocents toj gi ñuy màbb ay kër ay bërëbu liggéeykaay ci dëkki taax yi nekk ci biir Sénégal buñ ko seetee ba seetaat ko ña nga xam ne ñoo moomoon dëkkukaay yooyu ak bërëbu liggéeykaay yooyu ñu màbb buñ ko seetee léeg-léeg seen yoon nekku ca ay nit ñu xamul lañu defe ni fa ñu dem jagam nit nguuroo fa nekk lañ leen di wax lu wér la ñu sukkandiku ci wax jooje génne seeni koppar jënd wante tabax am yaakaar ni seenu dund dana ñoŋ ñu xëy jël yaakaar jooju yëpp xëpp ko ci biir ndox akub dóom yàlla nañ ci yàlla musal am réew kenn mënu ko tabax ci àq kenn mënu ko tabax ci coono yàlla nañ yàlla dafa dégg ak topp ñu góorgóorlu xam ni sénégalais boo gis wala fi nee nañ dox boo gis ci kër la xëyee te kër googu nit nga fa tooñ nag bëri pexe bëri lijjanti wala bëri doole ba tooñ googu du féete fenn mel ni loolu taxul yàlla wàcce ñu fi soyons justes mais soyons aussi des humanistes nañu doon ñu dëggu wante nañu dawal yërmande ci suñu diggante yéen ngi ci àndoon ak seen bokkum talibé Serigne Mor Touré ñu ngi leen sant leen gërëm di sant suñu caméraman Ablaye Sow di ko gërëm bu baax suñu chef régie Assane Fall di tamit administrateur site bi wante fàttali tamit suñu jëwriñ sëñ Moustapha Diakhaté xadimul xadim sëriñ Dambay tamit di soppee lii di Saxum Touba nekk extérieur ñoo ngi koy jaar de passage di gërëm képp koo xam ne daal soppeeku Saxum Touba nga ñu ngi leen di jox daje incha allah ci beneen dimanche ci beneen numéro boo xam ne dafa tolloog di tolluwaaye ay bis wi jërë ngeen jëf kenn lu jàmm ak salaam. alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan sakartuhu li'annahu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani